nag ci seen émission penco nga xamante ni suba su nekk lañ koy def ci antenne bi RFM li ko dalee altine ba ajjuma tey la bés bu mujj bi waxoon naa leen ko vendredi bi passé dañ leen koy defal rek antenne libre su ko defee ku ci nekk mën a wax ca sujet bi nga xamante ni moom la ñor te du ñàkk waxtaanee wuñu ko ci semaine bi ci 88 628 14 14 88 628 14 14 tey antenne libre la ajjuma ku ci nekk yow yaay tànnal sa bopp sujet boobu bëgg a waxtaanee ñu teewlu la ci 88 628 14 14 Barthélémy Ngom moo ne ci kaddu gi. ...88 628 14 14 allo salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam wa rahmatulah. Barthélémy oui kooku. Adama Dieng la. waaw Adama noo def. waaw maa ngi sant bu baax maa ngi ci jàmm. ça va alhamdulilah. maa ngi lay nuyu baax di la ziar di nuyu waa RFM yëpp. ñaan tamit suñu kàddu fekk ñëpp ci jàmm di nuyu nag sama mbokk yi Kajoor yëpp ak fu ñu mën a nekk. amiin jërëjëf. waaw tey nag àjjuma ji saa bu ñëwee rek suñu xel ci antenne libre bi suñu xel dafay dellu ci Kajoor. mais avant tout rek vraiment di masawu lakk gi nga xamante ne amoon na marché Ocass semaine bii passé. wax dëgg yàlla ñu nekk ci marché bi gis fa tamit ñoo xamante ni ñàkk nañu fa alal ju bëree bëri. vraiment di rafetlu acte bu rafet bi nga xamante ne xalifa général des mourides def na ko démb. effectivement toll ci 100 millions jox leen ko. métti na dafa métti. dafa métti trop. waaw parce que même sànq suñu correspondante bi foofu la ca Touba mu ngi wax ne ña ca yàqule ñu ci bëri ci ñoom dañoo toog amatuñ lu ñu def. non dafa métti xam nga ñu yor ay place sax moom borom njaboot rek dafay métti waaw. ñu yor ay place sax xam nga mën na leen comprendre mais marchand ambulant yi nga xam ne amuñu woon ay place ñooñu moom wax dëgg yàlla affaire bi dafa gën a métti trop ci ñoom. vraiment njiitu réew mi dugal na ci loxoom ndax yónnee na leen juróom fukki millions te it mu nekk acte bu rafet. bu loolu jàllee rek ñun antenne bi saa bu ñëwee suñu xel dafay dem ci Kajoor Barthélémy ndax xam ngeen ni Kajoor wax dëgg yàlla dafa existé lu yàgg lu jiitu 1649 ba nga ni Kajoor mi ngi am. te ba nga ni li may wax indépendance ba nga ni am na dëkk yow ba nga ni amaguñ courant wax dëgg yàlla mu nekk lu métti tey dëkk bu ñuy wax Dalax nga xamante ni ci commune Ndakaaru la nekk. nga xamante ni moom rek moo fa def ci chef lieu de vote boo xamante ni amagul courant nga xamante dëkk yu bëree bëri ne foofu la ñuy voté. waaw ak dëkk yu ko war a ceeb Mbambatal Kër Daaw Gay nga xamante ni daal wax dëgg yàlla nekk na lu yàgg te président Macky Sall dafa am défi boo xamante ni ka war a relever muy fii ak 2024 buy dem waratul fexe ba buy jeexal mandaam waratul fexe ba benn dëkk waratul ñàkk courant waratul ñàkk ndox man jàpp naa ne loolu bokk na ci défi yi nga xam ne daf kaa war a relever kon ñi nga xamante ni ñoom la jël teg li ñuy wax équité sociale mu teg ko ci seen loxo nañu góorgóorlu bu baax a baax nga la bare liggéey bi ba dëkk yi ci àll bi mën a am ndox mën a joti ci courant mën a am paj mu doy wax jàpp naa ne loolu rek moom mooy li nga xamante ne mooy xaar njiitu réew mi bu loolu jeexee ñu daanee rek comme fii ci département Mbacké ndax wax dëgg yàlla gis nañ ni manque de emploi gi bari na lool ndax dëkk bi daanaka booy xool ndaw ñëpp ci secteur informel bi la ñu nekk dëkk bi amul ay usine amul dara kon ñu ngi ñaan état bi ñu gën a xool ci yan encadrement la ñuy xool pour mën a encadrer ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci département Mbacké wala nekk ci Touba dama doon ñaan sax ñu déployer les services de DER ak service de FONGIP ñu ñëw jàppale ñi nga xamante ni ñoo lakkale ci marché Ocass pour monter leen ay financement loolu lu mën a nekk la jërëjëf Adama Dieng 88 628 14 14 ajjuma antenne libre la ku ci nekk yaay tànnal sa bopp ñu teewlu la ci ligne bi ci 88 628 14 14 Kader amul keneen ci ligne bi. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. kooku Dieng. Umar Sow la Fuladu waaw Umar waaw noo def naka waa Fuladu. sant bu baax a jullit ci yeneen bu tedd bi. yàlla na sant yàgg. amiin wala Barthélémy tey ginnaaw ma sant yàlla jullit ci yeneen bu tedd bi di rafetlu vraiment liggéey groupe Futurs Médias rawatina El Hadj Assane Gueye ñu koy def altine ba alxamis vraiment ñu koy ñaanal yàlla saa su ne. yàlla aar ko aar njabootam aar ba pour liggéey groupe Futurs Médias. amiin yéen liggéey ngir askan wi. yàlla aar ñëpp. tey man de li may njëkkee way Barthélémy fii ci Fuladu ñun dafa am lu ñu métti foo la xam ne loolu lu yàgg la. mooy kii boo jógee tey Dakar nga jaar ko par Tamba. nga ñëw bopp ñu wax mandat douane. Barthélémy 21h 22h 23h bu jotee doo jàll. te loolu arrêté gouverneur la woon depuis 2007 la woon. foofu mandat douane. mandat douane laa la da nga koy baare laa la wax. te pourtant ñu ne circulation des biens et des personnes qui à tout moment
mais nga jóge laa la wax nga jóge mandat douane nga dem ba Vélingara nga dem ba Diaobé laa war a dem Kolda ay 22h wala 23h yu baari yoon bi. ñu ne foofu ngay fanaan ba bërfëg. Barthélémy vraiment ñu ngi ñaan le nouveau ministre de l'intérieur la Antoine Félix Diome. na xoolaat arrêté yooyu bu bëgg na Kolda jëloon depuis 2007 ak 2020 ñaata at. loolu nga jaar ko par Gambie à tout moment léegi mun nga traverser pont bi nga dem. nga dem ba ci nu mu tudd sax Kosiba jaar Medina Wandifa. gars yi baar foofu tali bi ñu ne doo jàll dem Kolda nga fanaan foofu sa biir oto laa la wax wala ba yore malade laa la wax nan ngay def. ñu ngi ñaan vraiment malgré y a une insécurité bi nekk ay zone mais zone Kolda Vélingara Kolda Kosma jaar mi foofu jàmbare moo ko am. vraiment man xam naa autorité kii militaires yi sécurité populaire mais vraiment nañ jàppale nit ñi. au minimum vraiment kii à partir de 23h nga mën a dem fii ba minuit laa la ñu bàyyi yoon bi dem man mos naa jógee Vélingara ñëw ba Wandifa la pour ñu jàll dem Tamba laa la gars yi ñu ne duñ ci jaar il fallait ñu woote Dakar boo waa Dakar intervenir la pour mun a jàll xam nga loolu vraiment loolu tamit vraiment loolu métti na. te loolu du ñëpp a ko mën li may jaaxlee mooy Barthélémy. suñu pont Ilène bi. 2007 lañ ko tàmbal yoon. pont Ilène loolu naa ko fii temps maître Oumar Youm. ba Oumar Youm dem na actuellement tey Mansour Faye moo fi nekk am monsieur le maire Koungheul Mayacine Camara. vraiment pont Ilène Sénégal ci Kolda Sénégal la bokk. le pont Ilène la problème bi fi nekk laa la wax nañ di wax nit ñi lan moo fi nekk lan moo tax pont bi mënu feex ba léegi mënu feex ba pare. Barthélémy ñun pont bi dañuy yitteel trop pont bi moo relier Kolda ak l'hôpital régional bu Kolda. de Kolda mooy le camp de sapeur pompier ak camp militaire yi ak ñi jóge Medina Yoro Foulah war a ci hôpital régional Kolda boobu bu ñu ko defaree laalaw foofu kenn ci jaar biir escale laalaw bi am bu tey bu dul jaar laalaw man de vraiment loolu laa amul li ma interpellé vraiment l'état du Sénégal. D'accord. Vraiment encore di ñaaxaat député yi nañu jàppale population bi fii ci actuellement ni ñu di situation budgétaire. rawatina tey le professeur Moussa Bane mu war a jàll ci kanam fañ ci ndaw réew mi vraiment ñu ngi ko ñaan vraiment yàlla dafa la ko jàmm Moussa ko Seyta yàlla la président de la République Sénégal. amiin jërëjëf Sow 88 628 14 14 ñu xaar keneen ci ligne bi salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Barthélémy. waaw kooku. waaw damay lépp tur bi maa ngi lay ziare. ñu ngi delloo siyaara ca lebal nañ la ko. maa ngi wootee Touba. Touba ah. waaw Barthélémy ñun daal danoo amoon ay jafe-jafe lampe ak ay doo daanu. Touba ci boppam. waaw li tàmbalee route HLM route yi jëm Hizbut Tarqiyyah bi. am na ay lampe mais 200 yi lampe yi kenn defaru ko ñaari at lampe yi tàkkul. mooy poto lampe yi ci mbedd mi. poto lampe ci kaw tali bi. te en plus oto lu leen neex lan fii daawee 24 heures yu ne saa pour pompier di leen fi ñëw presque. nit ñaa ngi damm wala ñu dee buñ leen demande pour am ay doo daanu yóbbu nañ ko préfet def nañ lu ne mun ñoo sax ba am dara. te dem nañ si ñun war a dem ñëpp fu ñu war a jaar nañ fu mais nag mun ñu sax ba saafara ñu mën naa woote fii ci saako ni ma ndax xëy na buñ ko déggee am solution. d'accord ñaari at a ngi nii lampe yi méebul na fi def jëriñu fi dara. tàkkul. tàkku ñaari at laa la wax tàkku. te loolu du yoon. ñun tàkku ni ma dàkku fekkee kilifa yi ñu dégg ñu jàppale ñu te yàlla tax. d'accord am na yoo xam kenn mënu ko def si dëkk mënoo def marche mënoo def dara da ngay tàkku ndimbal rek. waaw loolu dëgg la. waaw baax na jërëjëf. jërëjëf du ñàkk autorité yi dañ ci bàyyi xel en rapport ak maire ba ca boppam mu di lampadaire lampe yi nga xamante ni ay potu lampe lañ yuy leeral mbedd mi ak it ay ralentisseur doo daan ci yenn yoon ya ca Touba. loolu it dafay baax ci kaaraange askan wi ndax accident moom kon ñaanuñu ko yàlla mais fu nekk la mën a amee mais tax na nag yenn saa yi également mën nañu def de sorte que oto yi di ralentir su ko defee ku ñëw romb salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Barthélémy. waaw kooku. man la Sylvestre Faye woote woon na vendredi passé. waaw monsieur Faye waaw. oui ça va naka yi tey. ça va alhamdulilah. au fait man dama bëggoon àdduwaat ci suñu problème bi ma la doon expliquer la fois passée rek. toujours ñun ñu ngi am problème boobu ak autorités yi. mooy concernant suñu ndox ak suñu courant. allo. oui waaw maa ngi lay dégg fanati la ban dëkk la sax fan la suñu taliba. fan la. Pambal maa ngi lay woowee Dakar mais ci village Pambal laa dëkk. Pambal. waaw Pambal fii ci wetu Tivaouane. waaw man li ma bëggoon àddu rek mooy. waxoon naa ko semaine passée ñun dañu am tali boo xam ne depuis
1997 ba léegi tali bi mu ngi nekk latérite. waaw chaque année état bi promet ñu ko daf koy goudronné ba léegi nii chaque année gàmmu bu ñëw màggal Tuuba bu ñëw oto yi fa la ñuy jaar tali bi mu kenn xamul lu mu niroo instant bi nii. nawet bi bu mu jotee kenn mënu faa jaar fépp ndox la woon tali yi dagg loolu yëpp boobu ba léegi nii kenn laalawu ko ñu ngi ñaan gouvernement bi ngir yàlla moom mu jàppale ñu ci. waaw sonn nañu suñu population yi sonn nañ ay accident fii gauche droite xama loolu yëpp yàgg na di fa am ñun ñu ngi alerter xale yi tout le temps ñu ngi bëgg def ay marche ñu leen téye. te bés dëgg si yàlla ñun ay responsable ñu bëgguñu def loo xam ne bu subaa. regret dina ay regret waaw ñun ñu ngi alerter état bi à ce que mu jàppale ñu. waaw suñu problème ndox ma ak suñu problème courant ba léegi saafara wu ñu ko nag. waaw le problème reste le même toujours. ba léegi nii d'accord jërëjëf Faye vraiment ñu ngi woote waat daal ngi wàllu. te yàlla rek tax ñoom ñu jàppale ñu. parce que jeunes yi bëgguñu bu ñu révolté woo rek du baax. d'accord waaw ñu ngi ñaan état bi nag. autorités yi nekk Tivaouane wala yi nekk Thiès ñu jàppale ñu buñ ñu déggee. d'accord jërëjëf Faye. jërëjëf Faye cri du cœur la pour ndox ak courant foofu la ca Pambal am na it koo xamante ne dafa def cri du cœur dem ci lampadaire yeeg doo daal ni ci yenn tali ya ca Touba salaamaaleykum allo waaw kooku yegg siwul Kader 88 628 14 14 ñu ngi leen di xaarandi ci ligne bi tey ma fàttali leen ko ajjuma la antenne libre la ku ci nekk yow yaay tànnal sa bopp la nga bëgg a waxtaanee ñu teewlu la ci 88 628 14 14 salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. kooku. waaw Barthélemy. Jibi Sow bu Parcelles. Jibi waaw Sow na ngeen def naka waa Parcelles. waaye sant rek maa ngi nuyu Kader moomu sa wet. di wax rek ne li may wax mooy ñi gaa yi singili kenn ci leaderu réew mi muy Idrissa Seck. dafa gis jubo bi dafa am wax naa la ko keroog. léegi dañuy gis ay yenn activiste ak ay sociétés si ñuy tuddee aux sociétés civiles. li nga xamante ne mooy indi stabilité réew. su raison bi ñu gis ni yeneen dëkk yi mel. kilifa yi jiite woon tey kii jël numéro 1 kii jël numéro 2. mënoon nañu toog jàmbaarloo comme ñeen ni sellu ak kee def ak ñi waa Côte d'Ivoire di def. mais ñu opté ànd ngir relancer économie réew ndax seeni xalaat ndax ñoom ñaar ñu toog xalaat ni ñuy doxalee réew. loolu yokkute la ci réew mi. ku ci ne fa ngay xëy sa xëy dina gën a améliorer wu di nga mën a stabilité nga mën a liggéey sa liggéey. te bu ay amoon ci réew mi naka la réew mi di nekkee ñi amoon dinañ gën a ñàkk ñi ñàkkoon dinañ gën a dañ dugg ci kii yi def débordement. xale yi ni ñuy demee ci mbëkk mi ñun ñi mel ni amuñu xalaat yi ñuy xalaatee jàmm moo gën loo gis ci réew Barthélemy. gis nga jàmm moo tax nga xëy fa moo tax Kader xëy bu jàmm amul woon saar yi nekk ci mbedd mi gis nga ñoom loolu la ñu bëggoon 2019 bi élection yi passé loolu am mais Idrissa leader la boo xamante ne jàmmi réew moo ko gënal. ba tax na muy ñuy ñaan ñin ñi nañuy gën a ñaax ñin ñi ci wut jàmm. parce que loolu moom mooy doxal lépp luy dox. ñoom ñaar ay diw jël na poste ak diw xam ngeen ne du poste moo yitteel ñoom parce que li leen war a yitteel mooy réew mi daal ëllëg ñu bañ leen yedd ñu ne leen dénkoon nañ leen réew ngeen taal ko. ñin ñi nañuy xalaat au profond may ñaan nag ñuy juger ñin ñi ci seen liggéey. d'accord nañu toog fii ak 2 ans Barthélemy. ñu xool fan la économie réew mi di toll su boobaa ñu doog a juger Idrissa. d'accord asalaamaaleykum. jërëjëf Sow doon wootee ca Parcelles Assainies 88 628 14 14 antenne libre la allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kooku allo kooku daa mel ni coupé na Kader 88 628 14 14 ñu leen di xaarandi ci ligne bi tey ji àjjuma antenne libre la ku ci nekk yow yaay tànnal sa bopp noonu ko dee defee ci 88 628 14 14 salaamaaleykum. Barthélemy bonjour. bonjour kooku. Seydou Deme Ziguinchor. Seydou Deme Ziguinchor Seydou naka waa Ziguinchor. ñu ngi si jàmm macha allah ñu ngi lay dégg 24 heures sur 24. jërëjëf. En fait, concernant, je voulais juste concernant Dakar Dem Dikk.
Nous, depuis, avant Corona, ils ont tout arrêté. Mais je voudrais savoir, est-ce que Dakar Dem Dikk dafa faillite wala amatul carburant wala parce qu'il nous a abandonné complètement. Dakar mooy ñoo leen di desservi Sénégal Dem Dikk bi ngay wax. Voilà, Sénégal Dem Dikk. Waaw, maintenant ça ne marche plus. ñëwatul Ziguinchor. ñëwatul Ziguinchor depuis avant Corona. Depuis l'autre est parti DG, on pensait que ça va changer ou bien ça va avancer. Moo gën a faillite léegi ga. On voudrait savoir pourquoi Ziguinchor bokkut ci transport boobu noonu wala maintenant c'est les autres destinations. Concernant clandestin yi, j'ai entendu ay disait mbokk bi moo fees, ça c'est pas une solution. Mun nga nekk opposant mais il faut donner des idées, solutions, mais dire que non mbokk bi rek mooy solution, mbokk bi c'est pas solution. Solution am na lu bari lu dul li. Donc il n'a qu'à nous donner de vraies consignes pour les jeunes restent, mais c'est pas pour dire que c'est pas de travail, il faut qu'ils partent. Quand tu es opposant, il faut donner des idées, propositions, mais pour pousser les gens à aller mourir lors de solutions. Merci beaucoup Barthélémy. merci Seydou Deme doon wootee ca Ziguinchor li mu wax nag xëy na du ñàkk daañu ci jokkoo ak waa Dakar Dem Dikk tax nee nañ daal Sénégal Dem Dikk yegg seetul Ziguinchor depuis avant Corona ba léegi ñoom ñu ne comprendre ñu li tax ak it daal bëgg nañ ci ay leerlu salaamaaleykum. maaleykum salaam. Barthélémy oui kooku. maa ngi lay ziar Serigne Samb Kaolack. Serigne Samb naka waa Kaolack. waaw ñu ngi sant bu baax. nuyul ma ñëpp foofu. ñu ngi lay ziar lu bëri. ak di rafetlu émission bi. ñu ngi delloo ziar. man nag moom bëgguma yàgg si ligne bi dafa am benn tali bu ñuy wax tali bu jógee ABC. nekk si wetu hôpital bu ndaw. tali bi boo xoolee yàgg na moo jiitu tali yi ñuy defar Kaolack yëpp. jigéen ñi war a ci biir commune bu Kaolack la. biir Kaolack la nekk. jigéen ñi war a accoucher jóge hôpital bu ndaw bu nekk cas bu critique la. ñu war leen a transférer hôpital régional. ambulance bi ci ay nid de poule yoo xam ne boo fa duggee yow mi wér sax da ngay am problème. mi ngi fii maire bi mi ngi fii man fexe naa demander audience ak moom mënuma fexe ba am ko. waaw ñu la doon ñaan nag boo ñu mënee jàllaleel message boobu. waaw kay jàll na ba pare kay. kon jeex na ñun politique wu ñu suñ dara rek bu ñu ci mënee dimbale rek baax na. du ñàkk Mariama Sarr dégg na ko. jigéen ñi accouché daal fii la ñuy jaar te dañuy am problème pour dem hôpital régional. baax na jërëjëf yaakaar naa nag am na ñu bëri ñu nga xamante ni yëkkati nañu kàddu jëm ci ay yoon rawatina ci yoon yi nga xamante ni ay route secondaire lañ nekk ci biir commune yi yooyu tamit yaakaar naa maire yi mën nañ ci jéem dara ndaxte yoon bu yàqu def ay nid de poule moom defar ko warul doon lu métti donc foofu xanaa maire yi ñoom war nañ ci jéem dara ñoom it ndax xam ne comme askan wi leen fal askan wi am nañ jafe-jafe nañu fexe def seen kéem kattan ba loolee ñu lijjanti ko defar ay nid de poule moom warta doon lu compliqué ci mairie salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kooku ñu ngi sant yàlla kooku. waaw na ngeen def siis waa Morola. waaw nuyul ma waa Morola yëpp foofu. mbokk mu wax sànq kooku dëkk Pambal. ñoo bokk nag xare bi. may ki fi wax problème mu ndox ak courant ca Pambal. foofu mooy suñu arrondissement. bu ñu fay dem dañuy sonn lool. booy dem Tivaouane. waaw. foofu moo gën a gaar booy dem Ndar foofu moo gën a gaar. kon yoon boobu nguur yi fi ñëwoon yëpp digg nañu ko defaruñu. daanaka dafa mel ni c'est une route principale quoi. boo xam ne daal li mu defee balaa moo gën a xam defaral ñu. diggante Morola gis nga diggante Pout ba Morola. fukki forage kon ndax war nañoo manqué ndox. ci yoon de warul woon a ndox warul fa woon manqué. bëri ki démb dëkk bii di jaata. dëkku meer ñoom manqué ndox bay mel sax. waa Tiwin waxu nag waa Njaañ waxu nag. te ndox moom day jógee foofu di ñëw fii ci Dakar. ndax loolu jaadu na. état na xoolaat politique yoon. dëkk bu am forage dafa war a am ndox. waaye ndox war ci jóge dëkk boobu ñëw Dakar te waa dëkk boobu amuñu ndox du yoon. nañu dooleel communes yi nga xam ne xale yi dootuñu jóge ci communes yi ñëw ci Dakar di dem ci gaal yi. nañu dooleel commune suuf si béy wuñ ko dara suuf si yaatu na. bailleur bu ñëw indi xaalisam nañ ko jox ci suuf si mu liggéey
waa dëkk ba am ta gis nga doomu Mor laaj doo ci gis kenn Dakar naa leen ñoom ñëpp ñu ngi ci projet bu dee ci projet di nga taal dem ci gaal et puis yàkkamti am bi jarul dara tey dina am par force boo fa gis mu am alal dafa xoos ba soog a am alal waaye tey dina dem ci gaal yi am alal li tey mujj mooy lan dee ci géej gi rek yal na yàlla xale àjjana amiin di des ci journée bi yal na yàlla may jàmm amiin ku wuti yal na la yàlla jot amiin barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Ciss doon woote foofule ca Morolan c'est vrai que wax na lu am solo yàkkamti jaru ko fi ndaxte nit ku nekk ak destin am te ñi am tey ñaak xooslu nañu démb mbir mi nag day metti ñuy muñ ba yàlla di def mu sotti salaamaaleykum. waaleykum salaam kooku. xaadimul quran xalifatul muslimin maa ne sëriñ bi na nga def. maa ngi fi. di nuyu waa Sénégal yëpp di la nuyu. jërëjëf. di beral nuyoo nag Oustaz Alioune Sall. Oustaz Alioune Sall waaw. waaw bu loolu weesoo. gis nga ku bëgg a wax day defar réew mi. ginnaaw jikko yi pas-pas yi. te waxoo da ngay defar àll bi. ba waa àll bi dootuñu ñee dootuñu jóge ci àll ba. déedéet waxoo masalan lu am. ku bëgg a defar réew mi. gis nga fu ñu naan yooli ca kaw wetu nu mu tuddee jaxaw. yooli waaw. ci commune rurale wala commune Ngoye. waaw man fa laa juddoo. président Macky Sall bi muy wut réew mi. ñëw na ba foofu maire bi mu mayoon 20,000 francs mooy sama ndey mu mujj. kon lu may wax ci kaw gi man dama ko xam. kaw gi dimbale wuñ leen defaluñ leen ñoo daara yeyam te kat ñoo yor Sénégal daara yi ak kaw gi ñoo yor Sénégal kon li ñuy def ay milliards ci yenn côté yi jëloon milliards yi yóbbu leen ca ña ko moom te buñ koy def gis nga li metti ci Sénégal ñi soxlawu dara xam nga biir bu rëy boroomam du suur jox ko li mu yelloo rek waaye boo ne tey nga suurloo ko doo am ndam de te di nga xiifloo ñeneen masalan barey leen am na ñoo xam ne du ñu doyal ñi ngi côté bu nekk am na ñu ci mbubbawoo diine am na ñu ci mbubbawoo nangam ak nangam ba boo déggee sax ma naan gàcce xale yii dee ci géej gi gàcce la ci réew mi seetal ana ba mooy jóge France wala Amérique wala Asie ñëw Sénégal ñëw Afrique jaral ko dee kon xam te ñun suñuy kilifa ñoo fi jóge di faju ji France ba ci Macron bi mu demee bu bëgg a xas ñooñu l'islam dafa ne kilifa diine dañuy jóge ci dëkku l'islam yi dem France di faju ji loolu man tey bu ma yoroon réew mi dinaa ko faj te sëñ bi batli mi réew mi dafa metti xoolal ci Mbuur fii ci Mbuur ma nekk ci ni ma déggee woon buñ ko changé woon man tey soxla naa mairie bi pour defar Mbuur dégg nga wax ji waaw waaye miskin la aw ma 20 millions du xaalisay defar réew jikko mooy defar réew xam-xam mooy defar réew ànd mooy defar réew bëggante mooy defar réew nawlante mooy defar réew daara yi tey fu ne am problème de fu ne moo am problème waaye dam nga may ma rek daara ñun ci la ñuy dund doomu kaw la miskin la bay laa xam dégg nga wax ji de daara laa xam Alaaji Malik radiyallahu anhu bés ba muy wax wa mufsidin bi diini wal qiraa ya rabbana wa mujibi shaqaawa am na lu mu doon xeex boobu mu doon xeex yàlla dimbale ko ba mu taxaw ba mu sowe Sénégal moom ak ñu mu ko seqaloon tey tamit daara rek moo mën a sowe Sénégal ba ci Covid 19 bi solution bi du jóge lu dul ci daara kon ñu saraxe ñaan yal na fi yàlla jëlee Covid bi. jërëjëf ñu lay leen di nuyu asalaamaaleykum. jërëjëf Xaadimul Quran wax na lu am solo jiite réew moom xam-xam la laaj booloo la laaj doon benn jàmm la laaj loolee lépp di ay paramètres yoo nga xamante ni bu ci ku nekk taxawee rek xëy na léegi ñu gis solution bi salaamaaleykum allo salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam kooku. man la Barthélémy. man je préfère garder l'anonymat. d'accord waaw acca. man daal Barthélémy man j'ai des frissons fi ma ne nii. est-ce que déglu ngeen intervenant yi cri de cœur yi ñuy joxe
koo si gis macha allah yaa ngi jàmbat ndox courant tali di dem bay supplier suñu gouvernants yi vraiment wax nañu dimbali ngir yàlla ak yonente bi koo si wax ce sont les mêmes problèmes en général suñu gouvernants yi ana ñu xeexuñu xulluwuñu buñ demee ba say population di demander di la saxu ngir yàlla xëy na ñun yàlla ngi ñuy dimbali nous on n'est pas concerné par ces problèmes yi ma dégg sa suba ba tey wante sama yaram dafa daw ñoo ñëpp ñoo yem ce sont des sénégalais on est des sénégalais nañ ñu dimbali ngir yàlla lii daw na yaram kat koo wax tali bi accident yi amuñu ndox amuñu courant ndox bi partout généralement ñëpp koy jooy ñuy dem ba say population di la ñaan di la supplier ngir yàlla war nañ ñoo dimbali nag nañ dimbali nit ñi sonn nañu effectivement ñun de wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla am nañu ndox am nañu courant suñu tali yi macha allah mais lii daw na yaram kat ndegam ñun ñuy dégg nañ dimbali nit ñi sonn nañu on n'est pas concerné mais lii ça fait mal au cœur booy réagir sax doo ko tey nañu dimbali ngir yàlla loolu rek moo doon sama intervention yal nañu yàlla may ñu yendoo jàmm amiin jërëjëfati amiin jërëjëf effectivement daanaka ñi fi woote yëpp ku ci nekk cri du cœur nga lancé moo xam fa nga dëkk la wala boog coono ba ngay dund ca fa nga nekk lu ci ëpp wàllum ndox ak courant ak tali te yooyu dafa di baax nit ki mënul dund fekk amul loolu salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw kooku. Ba ça va na nga def. sant yàlla bu baax. kii El Hadj Xaye Gueye la. waaw El Hadj nu ngeen def. maa ngi lay ziar di ziar waa RFM yëpp. ñu ngi delloo ziar waaw. leen ñaanal ajuma ju neex. amiin ñëpp bokk. yàlla yërëm way dawlu yi. amiin te yokk borom kër gi ak ñi fiy liggéey. amiin jërëjëf. waaw man de li ma doon indi daal mooy mbirum xale yi dem ci gaal. dama ci amoon conseil yu ma leen doon jox. ndaxte xale yu bari man bi ma ci demee am ñu ma ci waxtaan ñoo xam dem nañ ba ñëw. ñoom nee nañ li ñu jëkk yaakaar daal mooy que ñoom dañoo jéggi Covid 19 bi rey na maa ngi tubaab bi léegi bu ñu dee dañuy liggéey. man nag mi ci waxtaan ak njamaanda la dañ leen ni leen même buñ fa jógee ñoom am na ñuy ndaw ñi dañuy taxaw seen place. te Europe mën nga faa dem am problème mu lekk am problème mu naan am problème mu tëdd. ndax jamono ji fi mu ne fépp limité. addina moom la genn kilifa waxam rek njéemal tudd sant baax. da ngay jéem baax waaye du ma. dem sax ni ngay gis ni dem taxul a tekki de. ba sama maam daan nag wax ni tukki yokkul wërsëg. waaye da koy dajale. tukki yokkul wërsëg waaye da koy dajale. beneen bi dafa am loo xamante ni dafa am ci réew mi. parce que état lañ jox suñu alal ni ko defal ñu. moo am ay programme yu mu teg yoo xamante ni damay gis ñenn ñi di wax dañ leen ko bëgg a xaj. parce que dañuy wax ni la état bi lu mu wax du dëgg bul dem mu yóbbu. gis nga yi mécanisme yi état bi teg. soit muy centre formation yi. wala financement yi mu teg lu mel ni DER wala ki nga xamante ni am na sax lu mu jàpp atee romb na ko ndax DER daa am at yu koy rombe ñu teg lu mel ni fonds yi nga xam fond la boo xamante ni moo lay garanti parce que xale bu doog ba liggéey wala kuy ambulant wala mënoo am yenn kii nañ dem jéem a gëstu ci programme yooyu jéem ciy dugal te gëm loolu gëm seen réew parce que loolu moo leen ci mën a leen génne. waaw mais programme yooyu aussi yenn saay faw ñu communiquer gindi askan wi ci li leen tax a jóg parce que boo nee DER rek jàpp sa njàmbur xëy na ka nekk fële ca Kédougou ca Fongolé mi mën na ko ñàkk xam. donc yaakaar naa ñoom itam dañ di war di def benn tapage médiatique une campagne de communication et de sensibilisation wax leen la leen tax a jóg lan la nan la ñuy def ba jote ci ñoom. loolu je suis parfaitement d'accord avec toi moo tax nag président Macky Sall ci mandat bi mu def fast track dafa doxalinu bees loo xamante ni bëgg déwén xam nga ni jël na fukki ministre jox la ñuy def kàddu ku ne leeral la nga war a leeral. seen ministre dina ñëw ak la seen délégué dina ñëw bu dikkee dina ko wax. parce que léegi désinformation dafa bari da ngay wax fii sax am ministre day wax ba pare wala yow nga wax ba pare ñu jël ci benn wax tourné ko dëpp ko wëree ko réew mi. ko jugul WhatsApp bi def nangam waaye nag suñu blaat suñu jàmbaar ji yàlla na ko yàlla fay dafa waxam ni moo ni moom nee na moom fu maa ni ñëwee mu ànd waaye Barthélémy Dias nga taxaw ne maani loola dina engagé yow ne la kii teg président Macky Sall am na yéene liggéey askan wi ministre yi am na yéene liggéey waaye na nit ñi gëm programme bi dem seeti ko moo gën ñu soxla géej gi ndax géej gi du yoon. d'accord jërëjëf Xaye Gueye 88 628 14 14 Kader am na keneen ñu jël ko ci 88 628 14 14 tey àjjuma antenne libre la noonu lañ na koy defee ku ci nekk yow yaay tànnal sa bopp sujet bi nga xam ne moom nga bëgg a waxtaanee ñu teewlu la ci 88 628 14 14. salaamaaleykum. allo. oui salaamaaleykum. Barthélémy. oui. ça va na nga def. ñu ngi sant yàlla bu baax. oui. waaw kooku. allo na nga def. maa ngi lay dégg bu baax yow la kan.
man la Amadou Ba. Amadou Ba. waaw. Ba yow day sama sa buur laa de. noo def Ba. waaye na nga def ak coon. ñu ngi fi sant yàlla bu baax acca ñu ngi lay déglu. allo. oui ñu ngi lay déglu Ba ñu ngi lay déglu. waaw Barthélémy ça va man la Amadou Dikal Ba toujours. waaw acca ñu ngi lay déglu. oui maa ngi nuyu mbooloo mi di nuyu askan wi. parce que aussi di ñaan yàlla na jàmm sax si réew mi. amiin. damay ñëwaat si problème diggante béykat ak sàmmkat bi rek. xam nga su nit buggee tey wala nga bëgg ndox jàmm dafa am si réew. gis nga problème sàmmkat yi ak béykat yi. nañ ko régler une bonne fois. parce que ñëpp ci Sénégal lañu bokk. amut benn maa ngi ñaan ministre de l'intérieur. ne ko wax ak sous-préfet yu nekk yi sur le zone boo xam ne bi ñu ngi fii ci Saloum man déplacé ñëw naa Saloum ni actuellement maa ngi ci sa dëkk yow. waaw baax waaw. am na préfet yoo xam ne dañu jël arrêté ñu ne borom dëkk yi nañu tere mangaan yi bu ñu wëgg. Barthélémy si posé sa doom ak suma doom ñoo bokk noora ba taw nga jël sa doom boole ko ak suma doom ñu dem jolofu naweti foofu ba sa tool wàcc nga wax sa doom bi na delluwaat ñëw pour mu ñëw ñaay sa tool est-ce que du indaale keneen gi comme kay xarit lañ lu mën a nekk la def koy indaale xam nga suñuy def arrêté bi nañ teree ñëpp bu ñu dellu si ku mag nga dem jolof wala nga mag nga dem dolli wala nga mag nga dem wiida nekkal foofu ba tool yi ñaay ñoom ñëpp ñu bokk paye égalité wante yow sa nag léegi dem nañ foofu amoo espace dem nañ jolof moo am espace wala perle moo am espace ba nga xam ne kii sa tool ñor na ba nga wàccee tool nga ne si dool indi suñu nag ñi ñaay keneen ki day indaale xaritam bi donc nañu seet lu ñuy def préfet yi nañu seet lu ñuy def man maa ngi fi am réunion suba am na ñoo xam ne ñi dañ ma woo ñu ne préfet yi dañu wax mangaa ñi suñu ñëwee bu ñu leen may ndox est ce que dañu mel ni bokku ci Sénégal mais ça c'est tellement grave nan lay autorité di wax su nit ñëwee bu leen ko may ndox même soo gasoon sa teen bi nga moom sa teen amoo droit tere nit ndox mais loolu kay xanaa du kilifa yee ko wax de sous-préfet yi fii ñoo ko wax si au niveau de Koungheul loolu wax leen lu ma leer la ah bon kon am nga ci lu leer Barthélémy nañu wuti jàmm nañu tracé diggante béykat bi ak sàmmkat ki dëkkal fii béyal fi supposons nga ñëw si benn séeréer benn for ma tooñ la benn forage te soo duggee domaine national amut munoo béy ci wërngal forage bi su nit ñi buggee wëgg fan lañ def nga ñëw wër déeg bi béy foofu d'accord mais kamank nit ñi nañ leen yemale waaw wax nga dëgg ñu génne parcours bi nag bi génn si dëkk bi mu dem ba si àll bi te du tooñ kenn te mu ngi si loi waaw loolu leer la loi de parcours bi mu ngi foofu pourquoi pas duñ ko def préfet bi ak sous-préfet ak gouverneur bi 1960 ba laaj mu ngi usité kenn dindi ko nañu dimbale réew mi am na luy xeen fi baaxul de waaw yàlla bu mu yàlla bu mu yegsi jërëjëf yàlla bu mu yegsi c'est vrai que Dieynaba Sidibé mi présidente directoire national des femmes en élevage évoqué na ko tey ci suñu journal 7h ak bu 8h bi mooy diggante sàmmkat seeg béykat yi xeexoo yi ci am ba ay bakkan di ci rot sax loolee nag moom da cee interpellé kilifa yi moo xam ministre bi yore wàllu càmm gi ak ministre gi ngàlloo wàllum mbéy mi ñoom ñu toog wax am ndekam ñaari secteur ñoo ko sekk te effectivement doon na problème rawatina nag ci jamono ji ndax dafa neexul si xol nga béy ba yaakaaroo ba am sa yaakaar ci dundee ci li nga béy ay mala ay nag jaar ci gannaaw ñëw yàq ko loolu dafa neexul si xol yaakaar naa faw ñu koy waxtaanee mbokk yi jërë ngeen jëf fi la ñu yem ak yéen ci waxtaan wi gërëm mboolem ñi fi woote yëpp jox ñu seen xalaat ak bokk cri du cœur yi nga xamante ni def nañu ko ñeel problème yi ñuy dundee ak ci fa ñu nekk
daanaka mbirum infrastructure nag bari na fi moo xam tali la moo xam ndox mi tamit ci la ay courant bi ci la ñëpp di ci sàkku ndimbalu nguur gi nguur googee yaakaar naa ñu ngi ñuy dégg su ko defee it ñu jëm cee bàyyi xel fexe ba askan wi ne ci jàmm ndaxte nit ki moom munoo ne da nga bëgg a dundin wa war te amoo ndox amoo courant amoo yoon sax boo jaar loolu dafay xaw a métti ku feebar balaa ñu lay évacuer day xaw a doon problème sa bakkan sax xaj na ci. ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen Barthélémy Ngom moo newoon ci kaddu gi Kader ci machine bi jaa ngeen jëf.